salaamaaleykum mbokk patriote yi gars yi ñu ngi siyaar ñëpp di béggewaat ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaanal président Sonko yàlla suñu borom defal ko jàmm aar ko. comme li ma doon wax rek démb dama ko mujjee dagg gis nga président Sonko yàlla suñu borom moo ko aar ba pare ñu aaraaleel ko suñu bopp. ndax tey koo wax mu ne la président Sonko ngeen wax mais président Macky Sall yàllaa ko fi teg waaw yàllaa ko fi teg waaye yàlla bi mu ko fi tegee ba pare ñun tam dañu fay teg pour ñu saytu lu muy def. c'est-à-dire que yàlla ni mu ko fi tegee noonu la fi tegee ñun ñii yàlla ni mu ko fi tegee noonu la fi tegee président Sonko mu doon wu jëm bu gën a jege pouvoir bi. tey man gis nga naa leen wax leen gis nga loi bi ñu teg damaa yokk sax fit parce que li ma constitution bi may loi bi mënu ci dara te li ma jàpp li gën a sedd loo xam mun na ma dal mooy ma wax li ma xalaat ñu jàpp ma tëj ma ba 2024 Macky Sall dafi jóge parce que loolu mooy yoon deuxième mandat mi ngi à sa fin. gars yi tey dama lay wax leen gis ngeen lépp lu président Sonko di xeex rek ku ko ci jàppalewul di ko xeex yaakaar ni loolu sa ndam la yaa ngi nax sa bopp. tey complot yi bëri na ci suuf tractation yi bëri na ñoo xam ne ñi nga naan ay leader politique lañ te li ñuy xaar mooy Macky Sall woo leen. ni ngay dégg ñi ñëpp Bougane yàgg naa leen wax Bougane dafa am lu mu doon cherché ba sonn amu ko. da doon cherché benn kuréel direct ak président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko soo leen yaakaaree ni ñi naan non président Ousmane Sonko nañ ko conseil Ousmane Sonko moo ëpp xel bi ko yàlla may macha allah. dama leen jox 2 exemples rek muy benn Bougane benn Thierno Alassane Sall. Bougane par tous les moyens dafa cherché entrer en querelle ak président Sonko moo tax muy tiré ci moom président Sonko sax mos na def benn imprudence tontu ko waaye dafa dem ba comprendre ni kii nii li mu bëgg mooy benn querelle direct pour muy tiré may tiré parce que président Sonko ku nekk moom en querelle sax da ngay am buzz yow. te loolu la bëggoon te am na média yam Sonko di wax mu koy tiire Sonko dem président Sonko dem ba xam ni kii loolu lay wut mu téyal ko boppam nag def ko waayam soo gisee fu nekk lu rafet lay wax ci Bougane. beneen bi Bougane demee ba xam ni kii kat li ma bëgg stratégie bi ma bëggoon mënul nekk mu def tout à découvert man leeroon na ma ni Bougane day posé candidature am. beneen mooy Thierno Alassane Sall moom bi mu nekkee ci nguur gi sax la gënoon bañ président Ousmane Sonko bi muy dégg président Ousmane Sonko sax bëgg ko woon il l'a jamais aimé bi mu demee ba génn ci pouvoir bi dafa amoon ay calcul mooy dafa bëggoon jaar sur les pas de Macky Sall maanaam démissionné jékki-jékki démissionné sénégalais yërëm la nga kon na noonu jaar fa kii mais dañoo tollatu foofu tey dañ ne lu waaye def na ko assumé bi mu génnee xam ni wax dëgg yàlla ak Ousmane Sonko du ma fël mu commencé di tirer li mu commencé mooy entrer en fusion am nu mu tëddee di entrer en contact ak nu mu tëddee di Matar la Kagulaar changé de veste di tirer ci président Sonko. ba bi muy kii livre am ba bi muy lancé livre am bi dafa yónnee président Sonko livre pour wan ne ko ni dàqoo ma bind livre pour wan ne ko ni ëppoo ma vision Sénégal pour wan ne ko ni dàqoo gënoo ma dégg français et je suis prêt. pour man doon président du Sénégal loolu moo taxoon mu yónnee ko livre parce que koo yónnee sa livre pour mu lire ko ba pare invité wu ko cérémonie bi ça veut dire que yow da nga ko doon vanté wu dara dafa am loo ko doon jaay président Sonko nandu loolu macha allah yàlla na ko fi yàlla bàyyi te yokk ko doole yokk xalaatam président Sonko ku yaakaar yaa ko ëpp xel li tax mu yegg si ba fii donte ñun si lañ bokk waaye wallaahi lépp lu mu mës a wax gis nañ ko président Sonko xam lépp. jour lancement bi amee mu ñëw fi moo ñàkk ci ñaan barki Serigne Saliou xolam bu rafet rek bis bu doonee président Sénégal nit ñi dañuy naat ndax mbégte rek moo fi am président Sonko ñëw ne ko leeral ko nag ne ko bi livre bi kii nga ma ko yónnee donte sax invité ma waaye je tenais à venir Thierno Alassane Sall loolu daf ko jaaxal ba léegi président Sonko def fa un discours mémorable discours boo xam dootul fay mukk mu wax ci lu rafet Thierno Alassane Sall ne xew mel ni looy ci jàkkaarloog moom di ko xool naan kii la moo ko fi indi
kon gars yi président Sonko yàlla suñu borom moo ko defal téye ko may ko ab xel dooleel ko jox ko fit boo xam ne amul ko fi am. tey président Sonko bi ma xamee président Sonko ba léegi lépp lum la wax gis nañ ko bi élection yi jeexee mu ne ko gañe nga ne ko waaw yaa gañe waaye léegi da ngay gouverner ñu opposé ne na gars yi dina metti de ataaya ak ceeb sax ku ko amoon da ngay dee dund gi neex na waaye ataaya ak ceeb sax doo doy metti noonu la demee. événement mars yi li ci am yépp président Sonko dañ mel yàlla suñu borom da ko koy tegal en face mu koy gis. kooku yàlla suñu borom moo ko defal te ku ànd ak moom di tiit rek amoo xel. dañuy wax nag lii am na ñu ma interpellé si Babacar Kewelo bi li mu wax waaw moom kooku moom journaliste boo xam ne rek il est de très bonne foi lépp lu mu wax rek am na lu ciy dëgg. lépp lu du nit nag nit matul muy man muy ñoom ku mu mënti doon mun nga wax dara juum mais man sama analyse laa wax président Sonko amul ku ko ëpp ay conseillers fii Sénégal te modeste na modeste boo xam ni ñëpp lay dégg soo wax ak moom sax day sëgg di la dégg tawxiid ak imam bi ñu àndal gisuma bëriwul ci nit yàlla suñu borom c'est pas par hasard mu tegal ñu Ousmane Sonko parce que yàlla jox nañu lépp li ñu manqué woon mooy leader koo xam ne jub na yàlla yónni ko si ñun te billaahi yàlla suñu borom moo koy teg biir palais. tey gis ngeen loi bii ñu teg nii gis nga France dafa dem bi printemps arabe bi jeexee mooy problème mu Maghreb yeeg yooyu France dafa dem ba xat ci dëkk yooyu dem ba comprendre ni ñoom France nii da leen exploité seen accord de partenariat yi dañ ko changé di seen problème yu jeexee dañ ko signé waat mu nekk gagnant gagnant ñoom suñu tegee benn projet wala ñu teg benn accord de partenariat day nekk ñoom ñooy gagné 80% France 20% lay am ñooñu dañoo yow France dem ba xam ne noonu loolu mënul nekk parce que France ay réserve am mi ngi wàcc mu créé benn genre guerre civile Mali armée ay rebelle la même chose la def Burkina France noonu lay fonctionner bu mu defee loolu di piller ressource Mali di ko piller ba Maliens yi dem ba xam ne kii moo ñuy jaxase temps yi yàggul Maliens yi faire appel Russie tendre la main Maliens yi woo waa Russie pour ñu ñëw jàppale leen waa Russie ñëw Maliens yi chasser France du Mali. léegi France xam ne ni su fekkee dafa perdre dëkk francophonie yëpp yi nga xam ne mi ngi koy kii parce que ñooñu naan nañ xam tey patriotisme bi nekk ci dëkk francophonie yi nga xam ni ñu ko incarné mooy ñu mel ni Ousmane Sonko France loolu noonu arrangé wu leen moo tax comme léegi dëkk bi leen defee mooy ñu retranché wu si Sénégal parce que Sénégal dafa nekk projecteur la au niveau de l'Afrique soo fi nekkee mën nga contrôler lu bëri moo tax ñu ne comme régime bii fi nekk usé de tous ces moyens de répression de tous ces moyens de dissuasion te nit ñi ragaluñu parce que nous sommes légitimes benn yoon nag la ñuy dee gars yi kenn du dee ñaari yoon gis nga kaso bii nii wallaay ay gunóor nekk ay nit a fa nekk kuñ fa yóbbu injustement demal nga lal sa basan nga tëdd nga xam ni yàlla suñu borom gëmul nelawul foog ñu gëm yàlla xam ni c'est pas pour ne yàlla aar président Sonko ba léegi kon gis nga yàlla teg nañu loxoom li ci des mooy ñun ñoo ko war a yeggali bu ñu am benn tiitaange gars yi bu ñu suñu fit bu mu ne tas nañu tegu si yoon rek nag yàlla suñu borom dañuy gunge. tey France bi mu demee ba xam ne loolu yëpp cóol la mu ne nag comme léegi yow marché yi amoon soulèvement yi su fi amaatee suñuy bien c'est menacé et on va pas te pardonner ça ils ont menacé en quelque sorte l'État du Sénégal duñu ko nangu. comme ñoom ñoo fi implanté seeni kii ñoom ñoo ay Eiffage ak ay ñoom autoroute ak lépp ñoom ñoo ko defar foog ñu gouvernement Sénégal def def ay mesures yoo xam ni des mesures convaincantes des mesures dissuasives bon rassuré nañ leen ne leen non loolu doot fi amaat yooyu yëpp mais il voulait que mu am si dans ñu modifier la loi sur le code pénal ñu def benn procédure d'urgence boo xam ni dañuy jël réprimer képp koo xam ne dafa nar a yàq ay biens publics wala ay actes yoo xam ni manifestation yoo xam ni maintenant c'est synonyme de terrorisme képp ku koy def mu xalaataat ko moo tax ñu teg lii looloo tax bi journaliste yi boobu ne procureur France ñëw nañ fii pour rédiger loi boobu dama kaa gëm à 100%.
parce que France mënul perdre lépp si ay colons si ay colonies Afrique francophone France mënu ko perdre ba xanam lañ teg parce que su perdee Sénégal xam na ni bis way Ousmane Sonko président Sonko bis bu ko fi yàlla tegee c'est-à-dire que 20 ans yi di ñëw France du bokk sax si 25 puissance mondiale yi waaye nag naa leen wax leen li ma leen wax rek laay waxaat gis nga li ñu constitution bi may alxuraan mi nga xam ne moom lañ gëm may ñu ko suñu sëriñ yi ñu gëm may ñu ko xeex Sénégal dañoo mus a xam xeex nga jëlee ko Lat Joor Maba Jaxu Cheikh Omar Foutiyou Tall nga jël ko si Alboury Ndiaye nga jël ko ba suñu sëriñ yi Mame Maodo Malick Cheikh Ahmed Bamba nga jël ko si ñooñu ñëpp ah Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Baye Laye ñu nga jël ko si ñëpp dañoo yàgg a bañ te bañ boobu noonu mooy yegg si ñun ba fii ñu toll du ñu tooñ nag waaye ku ñu tooñ di ñu gis sécurité Ousmane Sonko bi ñuy wax nag sawaay amul luñ ci ragal pour défendre ko parce que defuñu loolu suñu droit la amul lenn lu ñu def loo xam ni war ngeen ñu tere ñu protéger Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko man moo ñu gënal suñu bakkan bi lu leer lañ leen wax parce que suñuy doom lañ ci xalaat dinañ ko protéger képp ku ko laal tey ku laalal Ousmane Sonko ba damm sax loxoom waxuma nga faagaa nga ba damm loxoom 1 minute doo ko def ci dëkk bi kon da ngeen war a xam suñu détermination loo leen déterminé pour yàqal président Ousmane Sonko pour denc ko fi ngeen bëgg a kii ñun déterminé nañ pour teg suñu bakkan mais lan la dëkk bi kenn warul wax mais am nañ droit wax yàlla dañoo defal gémmiñ dëkk bi ñoom kenn ëppale wu ci kenn ñun dañoo ñëw jënd suñuy terrain tabax suñuy kër dëkk ci di liggéey di contribuer si kii yi ah même su dee ab benn emploi sax ñun créé nañ ko nit ñaa ngi koy créé ñi ngay gis nii yëpp kon c'est-à-dire que dañu war a bàyyi li ñuy wax ay non dëkk bi loi bi ci kii saa waay libre à celui qui veut de modifier la constitution ou la loi sur le code pénal mais libre à nous d'exercer notre droit légitime que nous accorde la constitution Sénégal moo ñu may suñu gisee lu neexul ñu ñaxtu ko léegi nag banaliser nañ terrorisme ba léegi terroriste tey su am na ko ko doon maa ngi dégg am koo wax soo déggoo ñoo muy daw leen terroriste yaay ñëw da ngay deen ay manifestants ñooy ñëw mais c'est extraordinaire mais yàlla suñu borom naa la wax lu mu def noonu la Macky Sall bi muy dàq Sonko xam ne woon fi lay toll te yàlla xam na ni yàlla suñu borom mi ñu tiim xam na ni ñett yi bu ci Macky Sall def bu ci gouvernement def mooy suñu fanaanee dinañ ma jaaxal parce que dadul yoon nga ne diw sénégalais la waaye warul bokk ci élection wala dañ koy tëj ndax dañoo complot du yoon tey ñett yi jéem a tëj Ousmane Sonko wala ñu ne ko du bokk ci élection wala Macky Sall day toog 3e mandat ñett yooyu kenn du ko maye kenn du maye dara ci dëkk bi gars yi ñi ñuy tëj kaso gënuñu ñu leen dox dans la légale nag dox ci yoon rek tey dëkk bi li fa am nii du dëgg du yoon un régime qui bénit la violence c'est extraordinaire su un député toogee naan dóor naa ko ki affaire yooyu te yàlla xam na ni mbiri si la moom mi di wax dañ kaa dóor ba seexal ko lu leer laa la wax yow nan nga dóoree say wér di dagg nan nga dóoree ni tip kurban say resimeeku nan nga dóoree ni say resimeeku gisatoo ko ne la xotteeku say maraakis bu dee bii jaar gauche bii jaaree droite waaye bu leen sonal waay ma ne loi bii lañ ci teg mooy tiital ñu te dëkk bi wallaahi amul kenn ku nekk ci gouvernement kuñ ci ëppale loi bii ñu teg xawma dinañ ko dindi xawma duñ ko dindi waaye suñu dëgëree bopp ba bàyyi ko fa ëllëg ñoom lay gën a sonal yàlla suñu borom su bindee président Sonko day doon président kenn mënu ci dara leen nañu leer mooy 2024 Macky Sall du doon président duñu nag mu doon président duñu nag mu yokk élection yi dañ kaa respecté nag comme ni ñu respecté président Sonko opposition mu doon président Pastef ñu respecté ko comme li mu doonee président du Sénégal te je dis toujours je suis contre kuy wax ak Macky Sall wala ku mu mënti doon di ko di saaga wala di xasse mais il faut qu'on décrive les faits
gars yi moom moo leen dëkk bi ëpp leen ñu si soo leen yaakaaree loi bi dañoo tiital man loi bi damaa yokk fit man loi bi damaa yokk fit te pourtant c'est très facile ñoom ñu jël ñu jàpp ko man pour man li gën a sedd li nga xam ne man mun na ma dal mooy ñu ñëw fekk ma mënate ma yóbbu ma ci samay droit nag ñun dañoo am njaboot am ay yaay am papa ay nit nekk suñu ginnaaw waaye tiituñu dara des fois ma jot ay message nit envoyé ma salut peut-être naa leen ko screenshot yónnee leen message yi salut comment tu vas yow tu as des enfants tu as ta famille tu vis très bien alors je te conseille de te taire avant que tu regrettes man la va te faire foutre nga naan ma ay kii fuck off nga naan ma ay kii montre-toi tu vis ñun dañoo ñun dañoo dund was doing a lot of stuff man dund nañ lu ne ñun du li lañu kii ñun dañoo génn Sénégal dem wuti gis lu ne foo xam ni xoolal doo def dara ñu jàppale tëj la amul mbokk bu la fa fekk lu leer laa lay wax nii sawaay ñun dañoo dund soog a ñëw Sénégal moo tax ñu xam ni xew Sénégal kenn mënuñoo xoqatal ku yaakaar xoqatal ak lii noonu moo lay kii man ni su ma xoqatalee sax man damay jaaxle te bis bu ma doxee ba nit na ma nii soo moytul dootu ko defet ci àdduna bi gars yi dañ leen gën a jaajuwaat gën a takkuwaat président Sonko dañ koy protéger yàlla kim ñu jox ñun xamuñu ko c'est un visionnaire au-delà visionnaire bu mu doon ci pour développer Sénégal c'est un visionnaire de fait président Sonko man su ma doon seetlu dara ma bëgg ku ma seetal moom laay dem mu seetal ma un gars intelligent intègre honnête courageux am fit il faut qu'on se nourrisse de lui de président Sonko man je me nourris de président Sonko heure bu ma ko déglu heure bu ma ko xoolee sama fit day multiplier par 100 te wallaahi dinañ ko protéger képp ku nag li may conseillé laal laay conseillé waat sama mbokk yi nga xam dañuy def ay live ak kii képp kuy wax dara na nga ko teg ci dëgg na nga ko teg ci yoon na nga ko teg ci respect kenn du la munal dara ki gën a kawe ci dëkk bi su ma wooyee na ma noppil ma ne ko si lan nga ko teg xanaa danga may tëj du ma wax te soo ma tëjee si biir kaso bi sax naa sax kaso sax suñu ma fa tëjoon naa wax ak waa kaso bi di leen sensibiliser di leen wax ci Pastef projet bi loolu rek laa amul lu may wax wasalaam